jërë ngeen jëf mbokk Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina ñi suivre Grand Théâtre TV nuyuwaat nañ leen ziar leen comme ni ñu ko defee chaque jour rek di leen toppal ñu bokk ci làmb moo waral tey ñu ñëw fi nga xam te ni mooy Cheikh Wade seet si koo xam te ne bi mi ngi liggéey lu am solo ci biir làmba muy Pathé nekk président école de lutte Mor Fadam ñu fas yéene waxtaan ak moom tolluwaayu làmb ak fi làmb toll ak combat yi nekkaat suñu kanam yëpp ñu fas yéene waxtaan ak moom mais dañ koy bàyyi mu nuyu ñuy suivre Grand Théâtre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Pathé siyaar na Maam Thierno maa lay nuyu di nuyu sa technicien Maam Diarra ak vie bi nekk ci caméra bi di nuyu mbokk internet yu suivre du Grand Théâtre yëpp di wax ni gars yi ñëw fa abonné parce que ñoom wax dëgg yàlla bépp info bu wóor te dëgër rek dañuy dem à la source moo tax chaîne bu am solo la na ko gars yi bàyyi xel na gars yëpp ñëw abonné ci Grand Théâtre TV di nuyu nag internet yëpp di nuyu waa Sénégal di leen baal àq di leen baalu àq ci weeru koor bi ñuy waaj a dugg di ñaan jàmm yàlla def fi jàmm Sénégal di ñaan corona bi jóge fi ba jeex tàkk di ñaanal ñëpp jàmm waaw. boo ñuy présenté ñi suivre Grand Théâtre kan mooy Pathé. waaw Pathé Sylla moom benn xale la rek bu ndaw boo xam ni bon mun naa ni amateuru làmb la woon di suivre làmb bëgg làmb di dem làmb chaque jour xam nga dem ba benn instant ñu woo ko dénk ko école de lutte Mor Fadam mu nekk président bi mu ànd ak waa école bi bon di doxal. di ñaanal suñu papa Mor Fadam bi ñu ko dénkoon yàlla jéggal koy bàkkaaram xare ko àjjana di nuyu père Djili di nuyu coach yi fa nekk yëpp di si jiital suñu directeur technique ambulance waaw di nuyu tamit mbëri yi fa nekk yëpp di ci jiital guy gi bi nga xam mooy suñu tête de file di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa Géejawaay yëpp. Pathé kañ la yor école de Mor Fadam. waaw école de Mor Fadam dama fa nekkoon comme supporter avant tout dama fa yàgg nekk di supporter guy gi sama benn xarit bu ñuy wax Tafa Ndiaye muy supporter mooy grand Tafa. muy supporter Saka Dior mooy supporter Mbaytin moom muy supporter Pambaay ñu nekk fa nag bon chaque ngoon ñu dem entraînement xam nga di seetaan xam nga booy bu ñu amee combat ñu leen di jàppale ba daal 3 ans ci ginnaaw ci lañ ma woo bon dénk ma ko quoi ni ma léegi yow lañ fal président ma ne amul problème après boobu ak léegi ñu ngi ci nekk di góorgóorlu paa yi tamit wax dëgg yàlla jox ñu ko ba pare di ñu jàppale waaw di ñaanal suñu góor googu rek yàlla xare ko àjjana waaw moom daal lépp lu ñu def tey ci làmb wala lépp lu ñu dugg ci làmb rek moom la wax dëgg yàlla lépp lu ñu ci kii rek moom la muy suñu papa Mor Fadam. nekk président équipe yi jiite ay xale di doxal ak ñoom yomb na wala yombul métti na wala métti. non nekk président équipe yi moom lu jafe la parce que mbër ak i bagaasam xam nga ne dafa compliqué ndaxte déjà biir équipe bi ci boppam ñëpp dañuy bëgg a jël paie waaw dañuy nekk en quelque sorte ay ma la ko mën a expliquer ay coéquipiers lañ yoo xam ni. xam nga bu doon équipe la nga xam ku nekk da nga am sa rôle mais tey jii xale bi takk ngemb tey xale bi nga inscrit tey bu dawalee 2 semaines commencé contact bu daanee ñaari nit sax ci biir école bi xelam day xalaat ni moo war a nekk tête de file moo tax jiite équipe moom moo gën a compliqué ci loo gis moom. mais nag bon ak compréhension te ñu tamit ñu xaw a yàgg ci làmb tuuti bon te ñu nag xale yi tamit magante wuñ lu bari waaw dañuy dem ci xel rek mais nekk na loo xam ne lu compliqué la bu fekkante ni mate nga rôle bi. waaw waxuma nag président boo xam ni day yor magasin fee rek ñu ne ko yaay président bi bu làmb amee ñu dem fa mu may leen saaku ceeb loolu waxuma ko mais président bu nekk ci biir làmb di topp làmb xam actualité làmb nekk au diapason xam li xew président boobu moom làmb mënu ko fay waaw loolu moom lu sacrifice bu doy waar la mais nag dañ koy comprendre parce que suñu jeune bon école de lutte boo dem rek koñ bi ñu fi dëkk ñoom ñoo fay nekk kon da ngay comprendre xam ni loolu tamit sa rôle la ndax tamit ñun suñu ay doom ñu ngi dem ci daara yi fii ñu leen di jàngale xasida ñu ngi dem di def basket ay yeneen nit jël leen di leen jàppale kon ñun ñi nga xam ne làmb la ñu bëgg làmb la ñu yàlla na too ñu bàyyi suñu waar rek bu ko defee quartier bi ku nekk jàpp fenn rek noonu lay demee quoi. rôle président écurie ak mbër mi ci biir naka la ñu war a doxee ñoom ñaar. waaw président écurie moom rôle am mooy dafa war di fekke bis yu mag yi ak bis yu ndaw yi bépp bis boo xam ne école bi am na ko rek su ko mënee da ko war a fekkee fexe tamit ba biir école bi ak écrit bu dee école wala écrit mu fexe ba di dox jàmm xam nga di xool parce que mbooloo nekk ay coow du fa mën a ñàkk ak yeneen di dox jàmm di xool tamit mbër yi nga xam ne ñi ngi ñëw entraînement ñi ñëwul entraînement muy xool di xool tamit lu école bi soxla ci côté ressource financier wala leneen mu jéem a xool yan pexe lay teg pour def ko waa jéem a topp tamit structure bi yëpp quoi waaw day topp école bi yëpp xool pàcc bu nekk président bëtam dafa war a tege
waaw da nga war a nekk au four et au moulin bu dee président écrit nga waaw da nga war a xool loolu lépp léegi fexe nu xale yi defee nii nekk benn foo dégg ni jafe-jafe mi ngi fay waaj am nga dem gàttandu ko foo dégg ni problème am na fa nga dem jéem a régler problème bi loolu moom mooy rôle président écrit. ndax des fois écrit bi du am ñu dem jël combat ci loo xam te ne président yëgu ko wala joxewu ci ndigal wala. waaw des fois mu am des fois day am mais yàlla dogal na ba ñu ñëwee ak léegi mën naa ne su amee bon lu tuuti lay doon quoi maanaam pourcentage bi ay 1% lay doon mais su dul loolu moom combat yëpp wax dëgg yàlla dañ koy yëg quoi. waaw combat bu gën a mag ba ci gën a ndaw dañ koy yëg mais nag des fois bon am benn rëcc la quoi te bu la rëccee nga nekk ci biir làmb tamit bon doo si mën dara après dañuy ñëw rectifié wu après nga xool noo ko gérer waaw mais dina am des fois yoo xam ne da lay rëcc moom waaw. dimanche passé sa benn problème muy Cheikh Super Diamono doon na bëre foofu ci arène nationale mu doon bëre ki nga xam ne mooy capitaine Dina ñu gis combat bi ni demee ak la ci jot a xew après président en personne. lan la ci indi ay leeral ci ñuy suivre Grand Théâtre. waaw di sant yàlla bu baax di santaat waa làmb di sant ARELS bi ma bokk association des responsables des écoles et des écuries du Sénégal waaw combat boobu moom wax dëgg yàlla mën naa ne bu taxawee sax yàlla ak ñun moo tax ñu taxaw ndaxte Cheikh Super Diamono daaw dafa waroon bëreel sëñ Modou Niang moom ay incident yu am léegi mu dem ba stade mënul bëre ñu annulé combat boobu CNG ñu ne yéen a yoreel sëñ Modou Niang benn combat. léegi combat boobu moom la ñu waroon a fay ñu taxawaloon suñu combat ak yeneen adversaire BMW bu Bawal la ñu taxawaloon suñu combat ñu dem ba dernier moment BM am empêchement xaw ma lan moo ko téye ñu jógewaat fa ñu ni promoteur bi mu indil ñu Pape Diagne indil ñu Concorde bu Kër Mbay Fall waaw Concorde après dem ba ñu régulariser combat bi CNG Concorde tamit ni dafa feebar léegi nag après tombeek président Béytir Ndoor bu Yoof woo ma téléphone ni ma man sama mbër capitaine Dina kat moom moo ni ma dafa bëgg combat waaw ni ma daal sama mbër bi capitaine Dina nee na ma géej gi temps yi dafa dëgër dafa bëgg combat ma ne ko ah capitaine Dina da mbër mu mag la waaye man am naa fi grand combat boo xam ni sama mbër ki mu waroon bëreel dafa blessé muy Cheikh Super Diamono mu laaj ma ne ko bébé bismillah mujjee bëreel xam nga mu ne ma ah mu daal di laaj capitaine ni ko noo baax na après nag ci lañ waxtaan bi ñu waxtaanee après ñu mujj taxawal combat boobu may remercier waa Yoff yëpp di leen nuyu di leen féliciter seen victoire di féliciter tamit capitaine Dina di encourager Cheikh xamal ni ko làmb rek la làmb moom mënut a ñàkk quoi daan ak daanu moo am waaw te xam nga làmb ji dafa xaw a metti ci Cheikh ndaxte daaw bu ñu amelee sëñ Modou Niang combat Sam dafa dox suñu combat ñun ak 2 giga ñu waroon bëre le 4 avril bi ñu waree bëre le 4 avril bi Sam ñëwee wax ñu ne ko ah sëñ Modou Niang lañu amel combat boo demee waxtaan ak moom su la bàyyee suñ ñëwee mën nañ la bëreel parce que Cheikh moom xale la te dafa war di compétir léegi Sam waxtaan ak sëñ Modou Niang ni ko amul benn problème comme le 4 avril la mën nga ko tëgg après su jàllee man ma àggale sama combat léegi avant le 4 avril le 14 mars daaw lamb arrêté cause coronavirus Covid 19 waaw loolu moom mooy problème bi Cheikh daaw dafa ameloon sëñ Modou Niang combat mu waroon ko fay combat bi entre temps Sam contacté ñu pour benn combat ñu nag 2 giga le 4 avril ñu ne ko da ngay wax ak sëñ Modou Niang bu fekkante ni d'accord na rek bu la may feu vert rek ñu dem CNG waxtaanee loolu ak waa CNG bu ñu ko d'accordé ñu bëreel la le 4 avril mu taxal suñu combat ak 2 giga ba ñu commencé woon préparation bi ba amoon intention bëre waaw parce que lijjanti woon nañ côté au niveau du CNG waxtaan ak sëñ Modou Niang Sam moom je le prends en témoin ba affaire boobu am léegi bi mu amee après Covid bi ñëw bi Covid bi ñëwee affaire bi arrêté lamb arrêté le 14 mars daaw jotuñu bëre ren bi mu ñëwee Cheikh sëñ Modou Niang contacté ko pour mu fay ko combat bi ñu waroon bëre ak BMW bu Bawal BMW la ñu waroon a bëreel mais BM dem ba ci biir mu feebar ñu demaat ba ci biir ñu indil sëñ Modou Niang taxawal régulariser suñu combat ak Concorde bu Kër Mbay Fall bi ñu ko régulariser ba pare Concorde dem ba war a bëre ji moom tamit mu des à 10 jours du combat ou 5 jours affaire yooyu Concorde ni def feebar léegi ma ni Pape Diagne léegi nu ñuy def mu ne ma ah xanaa ñu xool rek ci la ma président Béytir woowee Béytir Ndoy bu Yoof di nuyu waa Yoof yëpp ni ma ah sama mbër bi de dafa jógee géej ni temps yi géej gi dafa dëgër damaa bëggoon nga tël ko combat ma ne ko kan la mu ne ma capitaine Dina ma ne ko ah capitaine Dina de kooku moom wax dëgg yàlla ñëpp ko xam ci làmb quoi champion la mais nag li ma ci jaaxal benn xale lañ fi am muy Cheikh Super Diamono combat moo yàqu su fekkente ni capitaine bëgg na ko moom mooy may Cheikh chance moo ko jiitu si làmb moo koy may chance mu ne ma amul benn problème mu waxtaan ak capitaine bi mu waxee capitaine ni d'accord na
après ci lañ woowee Pape Diagne ni ko am nañ fi capitaine Dina de mu ne capitaine Dina ñoo ko mujjee tëgg sax waaw après ci lañ doxee combat boobu yàlla dogal mu taxaw waaw. combat bi taxaw ñu gis dimanche passé dafa xew avant tout président lan mooy jàngatam ci loolu noonu. waaw dimanche passé dafa làmb ja bëri na ay xew-xew yu fa am mais dañuy sant yàlla rek parce que ñun école de lutte Mor Fadam ak écurie Yoff mooy remercier waa ARELS ñi nga xam ñoom ñooy kuréel gu ñu ëmb. ARELS mooy président mooy association des écoles et des écuries du Sénégal maa leen ñu ngi mooy suñu président ma koy nuyu de passage di nuyu waa ARELS yëpp sama papa yi nekk foofu. dañ ni woon maag Baytiir dama ni ko man dinaa fexe ba sama ténor yi nekk ci làmb yëpp dinañ ñëw mu ni ma man tamit dinaa fexe ba sama ténor yi nekk ci làmb yëpp ñëw ma ne ko nag Cheikh xale la mais incha allah dinañ ko ëmb comme ni ñuy ëmbee mbër mu mag ñu ñëw def journée bi ñu def ko événement. Baytiir tamit wax ma loolu ni ma amul benn problème ñaari écoles yi yëpp dañu pare woon pour def événement bu am solo te macha allah alhamdulilah ci côté yëpp mën nañ la gis nañ fa ambiance bu ñu gën a gis si làmb ndax dimanche bële dafa am lu ñu seetlu woon ci làmb am lu fa xewoon ñu ñëwoon nag pour fay amateurs yi seen bor waaw si diggante Cheikh Super Jamono ak capitaine Dina waaw léegi nag bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla ñuy remercier mbër yi mag yi déplacé wu nekk ci contrat malgré ñu nekk ci contrat ñu déplacé la ñu ñëw jàppale booy yi jëmbal bis bi def ko événement waaw di sant yàlla bu baax nag mais li fa xew lépp gis nañ ko parce que am na incident yoo xam ni ci diggante mbër yi doon bëre premier combat yi am na ci ay quelques mbër yoo xam ni am na ci mbër boo xam ne dafa daan supporter dem dugg ci biir géew bi policiers yi jàpp ko bi ko policiers yi jàppee yeneen supporters yi nekkoon kaw tribune commencé déconné di dajji ay chaise lu ñuy ñaawlu loo xam ne dañ koy ñaawlu trop xam nga Sénégal nag na ma yàlla baal mais des fois gars booy xale Sénégal yi dañoo mën a toppandoo léegi nag booy bi ñu defee loolu mu amaat yeneen i combat avant grand combat ba ñu ngi gis yeneen i combat yoo xam ne saa bu làmb ji jàllee rek dañuy gis booy commencé def loolu quoi mu nekk loo xam ne nag ñu ngi koy ñaawlu di ko déplorer loolu lu ñaaw la loolu moom kenn àndu si gis nañ ko terrain gaal gi l'autre jour ñu jax mu jàll fa lu mat presque 200 chaises yoo xam ne yëpp dañ ko damate vraiment loolu nag Sénégal il faut ñu jugaat ci amateurs yi war nañ ci wax président des jeunes amateurs war na ci waxtaan ak supporters yi xool nu mu defee ba waxtaan ak booy seen fans club yi waxtaan ak ñoom loolu ñoom ñu ngi koy bàyyi ci loxo góorandoo yi waaw parce que mooy président des jeunes amateurs ñu ngi koy bàyyee loolu waaw loolu daal moom moo fa xewoon quoi. mais ñu ci bëri dañ ne Cheikh Super Jamono la ak supporter am président en personne loolu nu mu ko gisee ak lu mu ciy wax. non xam nga Sénégal li ma la expliqué sànq xale Sénégal dañu mën toppandoo Cheikh Super Jamono erreur d'arbitrage dafa am ci combat am ni mu amee mooy Cheikh Super Jamono adversaire am dafa war a bëre si ñu làmb ko ni ko da nga niin ni ko demal nga fomp mu dem ñu fomp kanam gi nii fomp digg ginnaaw gi fomp devant yi ndax Cheikh dañ ni koon combat bi waa ji moo la jiitu si làmb bul xeex ak moom di def ay combat yu metti bu arbitre bi sifflé cokkaas ko daw paqueté ko mu jeex ñu ñibbi yàlla dogal li ñu dafa mel ni gars yi dañu dégg li ñu doon waxtaanee yaa ngi dégg wax bi yàlla dogal waa ji bu mu demee ñu fomp ñu arrière cuisse yi léegi bu ñu fompul arrière cuisse yi xam nga bu ñu la fompee boo ñëwaatee dañ la war a contrôler waat arbitre yi foofu dañu def erreur loolu dañ dem ci image yi ñu xool man kii jaralu ma may wax lu amul kii suma doom la c'est mon fils xale bu ndaw la demagul fenn ay moromam 4e combat 5e combat la ñuy bëre moom xëy na wërsëgam moo nekk ci làmb mu bëgg làmb nekk si jàmbaar moo tax muy dem di bëri ay grand combat te gis nga li mu fënd ci mbooloo arbitre yi dañu làmb capitaine Dina ni ko da nga niin wala da nga ritax demal nga fomp ko mu dem ñu fomp fii fomp devant cuisse fomp ginnaaw gi mais fomp ñu arrière cuisse yi loolu mi ngi ci film yëpp bi ñu ñëwaatee dañu dem rek siffler combat bi bi ñu siffler combat bi mu daw mook Cheikh ñu téyante loxo jaxasoo Cheikh téye loxo yi dóor koy uppercut bi capitaine di waaj a fayu rek Cheikh wàcc rek pour paqueter ko bi mu koy paqueter moom ci li mu expliqué mi ngi nii toog loxo yi ritax mu gis ni dafa ritax mu signalé ni arbitre kii dafa ritax nee na bi mu signalé arbitre daal di sifflé bi arbitre sifflé après sa waay entraîneur am ni ko dawal sonko mu daw sonko. mais ñun ñu gis image yi. waaw bi Cheikh signalé arbitre sifflé loolu dañu leen ngeen bëri leen ngeen def. waaw kon loolu la mais moom li mu wax moom mbër mi moom nee na arbitre dafa sifflé moom loolu la wax mais li nga wax man amul problème di féliciter capitaine Dina bu defee ay pexem ba daan booy bi njàmbaaram la expérience am la kii manque d'expérience moo ko xañ capitaine Dina waroon na ñëw mun ko dóor sax mu daanu waroon na ñëw jàpp ko duma ko daan ko parce que bu doon école la capitaine Dina professeur la kii élève lay doon ñoom ñaar bokkuñu classe waaw mais li amoon solo mooy école de lutte Mor Fadam def na ci journée xale bu ndaw ñu fexe ba mu nekk événement booy bi bi làmb ji desee
ay 10 jours maanaam bi lamb maanaam signature contrat ba mercredi bi dafa toog plateau mu ni man soxlawuma xaalis bu ñu may lekk wala bu may naan damaa bëgg autorité Guédiawaye ñu jàppale ma parce que samay supporters dañoo namm làmb te xale yi damaa bëgg jox leen billet man li may fayalee sama yaay luyaas maa koy liggéey li may joxal sama yaay dépense man maa koy liggéey mu dem ndeysaan ñu remercier monsieur le maire Baydi Sey mu yëkkati xaalis bu bëri jox ko Youssoufa Torera lumière du soleil bu nekk Sandaga yëkkati xaalis bu bëri jox ko ñu dem ci soxna na Fall Fall mu ñaanal ñu jàppale ñu mu dem port papaam yi nekk foofu ak papaam en personne jàppale ko may ko xaalis bu bëri mu ñëw dajale xaalis boobu yëpp ñëw ni ma président am teel ma ne ko lii lan la mu ni ma damaa demoon ci sama sa xaalis si kii yi ñu ma lancé woon appel ñoo ma jàppalee xaalis ma ne ko Cheikh lii de comme demee na nii te yow comme làmba ji dafa gudd ren saison bi di tëj est-ce que duñ denc lii nii en attendant nga jënd quelques billets nga may ko booy comme combat bi combat fay bor la dafa metti ñu jënd quelques billets Cheikh ni ma non ñu waxtaan ak sëñ Modou Niang Cheikh jënd 6 blocs billets Cheikh jënd ko ma ànd ak moom ñu dem ba kër Ndooy ma wàññi xaalis bi jox Ndooy waaw parce que 5 blocs yi man laa fay 5 blocs yi laa fay moom après moom bi jour bi après bi booy ñëwaatee mu laajte waat fa quelques billets parce que Cheikh làmbam dafa bëgg ñëpp di ñëw yaa ngi dégg wax bi après ci lañ demee noonu moo waral mbooloo moom nga gis te am na ñu ñëwul am na ñoo xam man maa leen jox ticket man parce que man ñi doon séddale ticket ci laa bokk am na ñoo xam maa leen jox ticket gisuma leen stade mais loolu lépp expérience la bu ëllëgee da nga xam ñu organiser parce que ñun tamit jëluñu booy bi xale bu ndaw la bu ñu ko mayee xaalis pour mu jënd ko ay ticket pour yóbbu mbooloo la ndax mbër bu la téeméeri nit dul topp bi yeboo nga teel a tekk sa ngem bi ak loo mënti mën si amateurs yi duñu bëgg mbër bi mobiliser promoteur yi bëgg mbër bi mobiliser CNG bëgg mbër bi mobiliser waaw dañu dem ci ay autorités ñu jàppale ñu ñuy ñaanal ñu jàppale ñëpp waaw en particulièrement nag di ñaan di sant papay Cheikh bu baax grand Khadim ñu ngi koy sant bu baax a baax jàpp na ci combat bu baax a baax a baax parce que Cheikh papam doon na bëre fii école de moo fa dem doon na ko fowee mais mi ngi ak entreprise am port Cheikh chaque jour négociation mooy na ko papaam bàyyi mu bëre ma koy ñaan grand frère ma lay ñaan Cheikh mii sa doom la wax dëgg yàlla dama lay ñaan en tant que président nga bàyyi ko mu def li mu bëgg Cheikh moom pare na pour ñëw jàpp ci liggéey bi ci entreprise bi pare na pour ñëw liggéey foofu noonu pare na pour def lépp loo ko wax loolu du problème mais dama lay ñaan nga xam ni xale moo ko jàpp te bëgg na affaire bi ba avancé na ci ba am ci benn tour bi dama lay ñaan rek li laay war a sóore dama la koy ñaan parce que man li tax ma lay ñaan man sama doom ko rek jour combat bi dañu woon day dem stade mais man sama doom sax bëgguma mu suivre lamb man sama doom rek bëgguma mu suivre lamb kon xam naa li tax nga ni Cheikh pour mooy loolu parce que am na lu mu mën a liggéey foofu noonu xam nga. am na fa place daal. am na fa place te Cheikh bu bëggee suba papaam da koy daggal bi mu dem liggéey mais Cheikh moom moo bëgg làmb. léegi waaw lu jaaxal gars yi dañu bëri dimanche. ñu xëy lundi. tey mardi. sanction bi génn ci CNG. mu ne ñu ciblé 4 mbër ak moom muy 5 mbër. ñu ne aj nañ leen 2 ans 1 an yi sursul la yeneen 1 an yi kenn du ko bëri si ñoom loolu noo ko jàngatee. waa aj bi nag man notifié guñ ma dara. amul benn këyit buy wane ni aj nañu sama mbër. man daal démb seetaan naa benn télé. ma gis ñu jaarale ko ci suuf jàng naa ma lire ko quoi mais su fekkente ni dañu aj mbër yi ci précipitation maanaam yàkkamti wala ñu aj mbër yi ci influence dañuy def erreur parce que loolu amoon na fi ci li fi jàlloon Alioune Seye 2 ñàkk a jara ñu aj nañ leen fi te kenn dégluwu leen mbër yi balaa ñu leen aj nañ leen déglu ñun ñaanuñu dara mais CNG ay textes ñoom ñoo fa nekk nañ respecté textes yi ñoom buñ jalgati textes yi waaw nañu respecté textes yi làmb dafa am ay textes yooyu nga xam ni moom mooy kuy sa textes yi mooy sanctionné textes yi moom mooy teg lépp ci yoon xam nga bu ñu neexoon dem bind ay recours di wax di créer ay affaire mais kii xale bu ndaw la loolu du problème capitaine dinaa bu defee ay pexem ba daan kii dañuy d'accord mais nag CNG bu mu sanctionné ci précipitation na dem xool textes yi teg lépp ci yoon kii nii ay supporters am nañu sànni chaise loolu du ma ko weddi c'est réalité la bu ñu ko sanctionné moom mbër mi nii bu ñu ko sanctionné dañ koy tooñ parce que moom deful lu ñu koy sanctionné man keroog sama pression xam lan la woon ci jour combat bi Cheikh Super Jamono génn këram ba àgg biir stade dugg ba def ay gàllaajam te dara xewul ndaxte
ba remplir contrat am loolu moo nekkoon suma problème bi mu génnee këram te dara xewul parce que avant loolu am na lu fi xewoon pression boobu moo nekkoon ci man te jigéen dafa am ñun ay sénégalais lañu yaa ngi dégg wax bi Cheikh comme keroog dem na ba stade lépp lu ko fa dal damay xam ne rek lu yàlla dogal la mais comme dem na ba stade te dara dalu ko moo tax keroog lamb ji diisoon ci man Cheikh génn dem stade man moo nekkoon suma problème mais bu dee dañ ko sanctionné waa CNG bu dee dañ ko sanctionné dañu dem ci précipitation dañu dem ci influence parce que li xew mënuloo jël ay photo jàmbur nga koy teg keneen. mais est-ce que loolu tamit influence la. non parce que dama seetaan ay émission dégg ay nit yu wax te ñoom waruñu waxee noonu gis nga Thier. mais est-ce que avant maanaam comme lu xew ñu yàq ay sièges yàq loo xamante ne bii yàq nañ ko kaas bisu boo xam 32 milliards la ñu jékki-jékki di ko bazarder noo xamante ne bii est-ce que nekkul am nooy raaye rek ëllëg kenn du ko defar. waaw Thier damay remercier président Macky Sall bi ñu defal bijou bi. yaa ngi dégg wax bi ak état ak kii waa Chine. xam nga bijou bi am na kenn waru ko yàq dañuy dañ koy ñaawlu mais xale yi bi ñu commencé yàq dafa policier bi dañoo dem jàpp ay booy yi doon def yooyu dafa am ñu ci jotoon a jàpp bi ñu leen jàppee ñu yóbbu leen am na curq ba leen dugal ci douche yi foofu noonu yaa ngi dégg wax bi mais après dañ leen libéré yow coupable yi nga jàpp leen libéré leen après nga da nga sanctionné mbër boo xam ni kii démb ci suba dafa ma woon ne ma président comme affaire yi demee na nii sama licence bu ma si mën a jot damaa am na benn tournoi bu ñu may wax côté Nangaan n'est-ce pas loolu nga ma wax Nangaan xam nga kii dafa bëgg làmb day suivre làmb avant bi làmb tëjee Gambie la dem di compétir jël fa ay nag ba pare bokk ci làmb yi fa nekkoon yëpp mu doon compétir li ma lay wax image yaa ngi si làmb xam nga bëri na fa ay combat bëri na fa tournoi jël na fa tournoi waaw te lancé boobu lañ bëggoon mu continuer ko waaw parce que làmb ji metti woon na parce que tey suba kii la ginnaaw suba kii la adversaire bi fixul woon léegi nag CNG dafa am part de responsabilité ci affaire bi mooy lan bépp promoteur bu bëgg a tëgg làmb fii Sénégal CNG danaan la cahier de charge bi lii la mooy il faut sécurité day doy bu sécurité doyee ci ngay soog a mën a organiser làmb léegi nag làmb keroog ji gars yi dañu yaakaaru ne ay mbër yu ndaw la bien vrai que ay mbër yu ndaw ñoo doon bëre par rapport ak Cheikh Super Jamono mais lañ fa gis da leen bett parce que bu doon dañu waroon indi élément yu doy te indiwuñu ko la fa nekk ci sécurité bu fekkante ne la ñu fay bu dee loolu la promoteur bi fay mais yaakaaruma loolu parce que sëñ Modou Niang moom du moom macha allah lépp lu ko war ci làmb da koy def kon damay jàpp rek ni ñoom fay nañ élément yu doy parce que bu ko fayul moom mënul fexe ba tëgg làmb waaw kon léegi bu ñu fayee élément yu ñëw te élément yu doy ñëwul nag kon erreur bi nañu wax ak ministère de l'intérieur wax ak police nationale ñu xool nu ñuy def ba manifestation yi li ñuy fay ci ay éléments ñu mën ko indi pour du mën a couvrir parce que keroog boo amoon sécurité loolu dafa am léegi nag li ñu attee booy bi nii man wóoruguma quoi parce que jotuguma dara. mais léegi loolu bu amee yow léegi luy sa taxawaay. luy sama taxawaay mooy assumer samay responsabilité xool solution bu ma def pour moom parce que moom dafa bëgg làmb day continuer entraînement am xale bu ndaw la su jaree ñu yóbbu ko Gambie utal ko fay combat ñu yóbbu ko Gambie su jaree mu dellu Gambie di compétir di mbapat ñu dellu ko fa su jaree ñu waxtaan ak waa CNG suñu mënee assurer suñu licence simple ñu jox ñu ko ñu continuer di compétir ndaxte ay supporters am ñoo def erreur supporters yeneen booy def erreur mais ku mel ni fils de Langsane nga xam ni yaakaaru papaam la woon yàlla na ko yàlla xare àjjana premier combat am ak la mu indi stade nga xam ne da lay jox Siteu kooku boo ko bëggee aj dana metti léegi nag li ci am solo mooy seeni supporters ñoo def erreur supporters yi supporter Cheikh ñu doon dajj bi ki chaise yi bu Balla Gaye di si bëre ñoom ñooy dem su Gouye Gui di bëre ñoom ñooy dem léegi tey jii boo ajee mbër bii nii léegi Balla Gaye dem di bëre Balla Gaye mënu Balla Gaye xam nga ni moom international la Balla Gaye 2 maanaam canalisation mënuloo canaliser ba canaliser Balla Gaye 2 dafa amitié rek yóbbu na fa presque 50 000 personnes loolu nan la leen di canaliser Siteu jouru combat wam ak Gouye Gui xaañ nañ ko fa xeer boo xam ni gis nañ li fa xew mais est-ce que sanctionné nañ ko pourtant loolu moo gën a garaaw Lac Rose Lac Rose bi muy bëree ak Garga Mbossé xaañ nañ ko waxuma la ay matériel de mënoon nañ ci dee ñoom parce que ay xeer yu jógee ca kaw ñëw dal la image yi Siteu image yi mi ngi fi Siteu bu ko neexoon du bëree contre Gouye Gui xam nga kon loolu lépp bu amee non bu ñuy xëy naan dañuy si sanctionné xale yi. kon yow li ñu def àndoo si yow. non man li ñu def mënu ma cee bañ a ñàkk ànd damay xam ne rek bon ñoom dañoo xam nga dañu. léegi moom lu ko ci déranger maanaam ñàkk waxtaan. man li ma ci déranger bon mën naa ni sax dara déranger gu parce que jotaguma notification jotaguma dara en tout cas li ma déranger mooy même su fekkente ne dañ leen sanctionné
waruñu jékki-jékki rek di bind benn écritel buy jàll ci benn télé waaw parce que ñun ay structure lañ yoo xam ni dañu organiser wu dem réaffilier ñooy deuxième école de lutte bu réaffilié ci CNG ñooy école de lutte bu ëpp ay licencié fii CNG ci presque ci Sénégal chaque jour ma wax ko kon lépp lu ñu am lu ñu war a def wala lu ñu war a wax rek dañu war a notifier ni ñu bindal ñu kayit ni ñu lii ak lii la te balaa ñuy sanctionner dañu war a déglu ba pare parce que loolu maa ngi ciy interpellé Gris Bordeaux di ci interpellé président Malick Ngingue président des ARELS nañ ci jug ñu wax parce que xale yi man waxuma pour Cheikh mii de damay wax pour booy ñu sanctionné yëpp li supporters yi def nag loolu man ànduma ci tey ànduma ci ëllëg. mais loolu image boobu noonu ndax appareil bu génnee dina nekk lu rafet ñu koy gis partout. non image boobu mënul rafet mais ñëppay juum booy dañu juum barki démb rek am na kilifa gu mag gu dugg ci làmb juum bu doy waar mais après la courant passe te waroon na jéggalu mais jéggaluwul xam nga affaire bi àdduna moom bu yoon jeexul rek waxasul ci jeex mais en tout cas man li ma bëgg daal li ma bëgg mu leer mooy CNG dafa am ay texte làmb ay texte moo ko tënk lépp looy def na nga sukkandiku ci texte mais bul demee émotion bul demee xët-xët bul demee influence yaa ngi dégg wax bi parce que am na ñoo xam boo leen dee déglu moom da ngay def erreur ba pare après soo ko bet jugaat sa bopp man barki démb waa Grand F mbooloo bu ñuy def seen assemblée générale man dañ maa jël si ma dem pour wax ak ñoom pour teg affaire yi ci yoon est-ce que comprendre nga kon man bu ma defee lu dul yoon bañu ma ku ma sanctionné man su ma defee lu ñu ma sanctionné damay d'accord ñu sanctionné ma kii bu defee lu ñu ko sanctionné nañ ko sanctionné man du ma ñaan di ñaanal benn mbër bu def erreur parce que avant combat dañ leen di woo réunion jël leen waxtaan ak ñoom manager bi ñëw wax li mu war a wax ñu def li ñu war a def lépp kon dootuma ñaanal benn mbër ku def erreur dañ lay sanctionné mais keroog erreur amu fa mbër bi deful lenn loo xam ne lu ñu ko mën a sanctionné signature contrat yi ñun ñoo fa jiitu yaa ngi dégg wax bi ñu demee malgré ay xale lañ àndaloon mais bi suñu adversaire ñëwee dama ne ko kii sa mag la wax ak moom lu leer stade ñun lañ invité ñun lañu waxoon ñu ñëw 4 heures avant 4 heures dugg nañ avant lamb ji man ak président Baytir Ndore écurie Yoff wàcc nañ ñu nuyoo accoladante wan supporters yi ñu leen ñoo bokk ndey ñoo bokk baay fair play lu mënti am ñu fair play avant ñu siffler grand combat moom dem naa ba ci supporters yi wax ak ñoom ni leen dal leen lu mën a am dal leen li ngeen gis nii bu leen ko toppandoo ba am ay boy yu ma jëloon boy yu ñëwoon ni ma non président loolu du problème non duñ def lii mais xam nga rek mbooloo amee bëri Cheikh bu amee 2000 billets day yóbbu 2000 personnes parce que moom di mel yaa ngi dégg wax bi sama doom bu ndaw bi dafa mer jour combat bi xam naa ne li ma yokk defet bi moom ci la bokk ndaxte dafa programmé bon te jour bu xam nga bu doon beneen mbër mooy bëre dinaa ko mën a yóbbu waaw mais barki démb lañ fay soog a dem mu seeti Cheikh sama doom bi nga xam ne 4 ans lay soog a am is comprendre nga kon man li may déplorer mooy ñu jékki-jékki sanctionné te dégluwuñu acteurs yi ñi ñu sanctionné te teguñu ko ci texte bu ñuy sanctionné nañ ko teg ci texte keroog man ak Baytiir dañu accolade affaire bi rafet ñu defee image bi rafet waa Yoff yëpp génn mbër yu mag yëpp ñëw di remercier Malick Niang Modja ak ñoom caatu ngéwél ak yëpp di remercier Guy gi Eumeu Sène suñu yor Mbaye Tine suñu grand 50 Cent di remercier mbër yi ñëwoon yëpp waaw ñoom ambulance par force day ñëw parce que directeur technique la kooku moom cëram la mu war a ñëw day ñëw di remercier waa école de Mor Fadam yëpp waaw di remercier tamit waa Grand Théâtre yëpp quoi. kontaan naa ci yow. waaw maa gën a kontaan ci yow. yëkkati na ko ci li nga xam te ni mooy li xew ci làmb ji ak tamit taxawaayam ci biir écurie ci biir école de Mor Fadam kàddu yi mu ci yëkkati am na solo kon ñu ngi sant di gërëm képp kuy suivre Grand Théâtre TV rek ñu ngi am mbégte ak kontaan si di la jox rendez-vous ci beneen champion wala ci beneen daanaanu làmb ci Grand Théâtre TV am jaaral ak ki nga xam ne mooy V ci technique bi ak ci caméra bi jërë ngeen jëf yàlla na yàlla defal jàmm defal ko bépp jullit bépp doomu aadama jàmm ak xéwal yàlla na ko yàlla tur ak suñu gaal jërë ngeen jëf wasalaam